bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhim wa ala imamihim wa afdalihim sayyidi wa habibi abil qasimi muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi almuhtadin. mbokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. incha allah ñëwaat nañ ci ndimbalu borom bi ak kàttanam ci bind bi ñu tàmm am ci téere ibnu Ataa'illah al-Sakandari téere bi ñu tuddee al-Hikam al-Ataa'iyya muy téere bu am solo bu aju ci defaru jullit bi. fan yii yëpp bu ngeen seetloo xikam yi ñuy jàng xikam yu aju ci wàllu tawxiid la ak wéetal yàlla yëpp bu ñu la waxoon nga tënk ko mooy dafay jàngale tawxiid ak wéetal yàlla wane yàlla moom rek ay yàlla lim man moom rek ko man kon nag képp ku am aaju ci moom nga war a dem. xikma bii ñëw tey tam dafa ñëw di feddali loolu rek mu ne laa tarfa'anna ila gayrihi xaajatan huwa muriduha alayk fa kayfa yarfa'u gayruhu ma kaana huwa lahu waadi'an man laa yastati' an yarfa'a haajatan an nafsihi fa kayfa yastati'u an yakuna laha an gayrihi raafi'an. xikma bi dafa ñaari kaddu la lam ñaari kaddu yépp am solo. mu ne laa tarfa'anna ila gayrihi haajatan bul diis sa soxla keneen ku dul moom. laa tarfa'anna ila gayrihi haajatan bul diis sa soxla keneen ku dul moom ndax huwa muriduha alayk ndax soxla bi moo tax nga xam soxla bi moo la ko teg soxla bi moo la ko teg kon bu ko diis keneen ku dul moom ndax fa kayfa yarfa'u gayruhu ma kaana huwa lahu waadi'an nan ngay demee diis sa soxla koo xam ne tegu la ko te yàlla teg la ko nga bàyyi fi ki la ko teg dem di ko diis ki la ko tegu. nee na loolu du xel loolu la Ibn Ataa'illah lay bëgg a woon muy néew bu njëkk bi mooy bokkul ci xel nga am soxla jël fi ki la teg soxla bi dem di ko diis ku la ko tegul ndax du ko mën a faj du ko mën parce que tegu la ko comme tegu la ko nag mënu koo teggi waaw ki la teg comme tegu la soxla bi mënu koo teggi kon bokkul ci xel nga bàyyi fi ki la teg soxla bi dem di ko diis ku la ko tegul muy benn. te nag sax man laa yastati'u an yarfa haajatan an nafsihi fa kayfa yastati'u an yakuna laha an ghayrihi rafi'an. te nag bu ñu waxee dëgg koo xam ne soxlay boppam mu ngi ko tëj koo xam ne ay soxlay boppam ñu ngi ko tëj nan lay fajee soxlay keneen. kon loolu mbiru xel la lii moom waxul aaya waxul xadis ci xel la sukkandiku. xel mi mooy bu fekkee dañ laa teg soxla ki la teg soxla bi moo ko mën a teggi soo ko fi rombee dem ci keneen ku la ko tegul du ko mën a teggi ndax tegu la ko muy benn. ñaareel bi te mooy nag te tax nag keneen koo dem ci moom ma nga yore soxla yu ko la jël wit te mënu koo teggil boppam kon naka la koy teggi la. loolu mooy moo tëgg xikma bi. kon xikma bi dafa ñëw di dugg ci listu xikam yi nga xam ne moo jàll te yépp doon wone mbiru tawxiid borom bi tabaraka wa taala ci jëmmam ak ci meloom ak ci jëfam. mu ne dafa wax ne tatalaqa hadihi xikam yépp tatalaqa min janibin mutaaddida wa bi asaliba shatta ala bayani waxdaniyati llahi azza wa jalla fi datihi wa sifatihi wa afaalihi. xikam yi jàll yëpp ñetti xikam ba ñeent ñoom ñëpp bu fekkee seen tëggin daa wuute itam li leen tax a jóg lenn dong la mooy leeral wéetu yàlla gi ci jëmmam wéetu yàlla gi ci meloom wéetu yàlla gi ci ay jëfam. wa anna alladi yatasarrafu fi lkawni kullihi waxidun la thani la
ثم ينبه ابن عطاء الله من خلال ذلك إن على العبد ألا ينصرف بآماله وآلامه ورغباته إلا إلى هذا الإله الواحد وألا يشرد عنه إلى الآخر ولا يشرد عنه إلى آخرين الذين هم مثله في العجز والضعف والمملوكية لله عز وجل. mu ne xikam yi bu fekkee dañ koo jàng te ñoom ñëpp ñu ñuy tegtal ne kenn rek man boppam muy borom bi tabaraka wa taala moom rek a mel nu kenn melut moom rek a man lu kenn mënut kon wax dëgg yàlla waruñoo am soxla wala ñu am yaakaar di ko jëme ci keneen ku dul moom ndax su boobaa suñ soxla du faju ndax ka ñuy jëmee soxla bi ci moom ni ñun la mel ni ñun la mel mënulu boppam dara. وهو رحمه الله لا يخرج عن هذا التنبيه وهذه النصيحة في حكمته الجديدة هذه ولكنه ينطلق هنا إليها من حجة منطقية. mu ne bii yoon Ibn Ataa'illah jéemu la firndeel waxam ci ay aaya wala ay xadiis waaye ci sa xelu bopp mi la sukkandiku pour nga xam ne lim la wax loolu moo wér. mu ne إذا نزل بك حاجة أو طافت بك مشكلة ما فابدأ قبل كل شيء بالبحث عن مصدر تلك الحاجة أو المشكلة. mu ne su la soxla yëkkatee wala musiba wala jafe-jafe wala nga am ay jafe-jafe bala ngaa jóg di wuti lu ko teggi wala lu ko faj na nga jëkk a gëstu fu soxla bi jóge lu la teg soxla bi wala lu la teg jafe-jafe bi. su ko defee kan moo la ko teg kan moo la ko nattoo fa ida alimta al fa'il aw al mutasabbib fattaji soo xamee ki la teg natt bi wala ki la teg soxla bi demal ci moom direct bul jaar fenn. watlub minhu an yarfa anka al bala ñaan ko moom mi la teg jafe-jafe mu teggi ko ndax alladi anzalahu bik ndax moo la ko teg aw al xaaja allati xamalaka ilay wala soxla bi nga xam ne moo ub sa bopp. Ibn Ataa'illah kon leeral na fii ci wàllu xel kayfa yatasanna lil kaa'ini li kaa'inin man kaana an yarfa anka min al xaajati aw al balaa maa qad wada'ahu fiika aw jarraka ilayhi ghayruhu. mu ne naka la nit di ñëwee di la teggil lu mu la tegut loo xam ne coono boo xam ne teguloo ko naka la koy teggee wala soxna boo xam ne waralu ko ci yow nan la koy fajee. xikma bi indiwul sax ay aaya fii ndax mbiru xel la waaye dafa ñëw daanaka mel ni kuy mottali xikam yi nga xam ne ñoo ko jiitu mu wane ne doomu aadama bi ki ko bind mooy borom bi tabaraka wa taala lu ko dal moo ko teg lu mu am moo ko jox waaw loolu da ko war a xam. keneen ku mu dendal ak kooka lu mu ko jege ak lu mu nuru ne mën na koo lor wala mën na koo jëriñ loraanga ba wala jëriñ nga daa jaar ci moom rek waaye ki la ko teg dëgg-dëgg borom mooy borom bi tabaraka wa taala loolu moo tax waaye nag ki yàlla jaarale xéewal yi ci yow am na mérite parce que mooy buntu yàlla ci yow mooy loxal yàlla ci yow moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis boo xam ne imam Tirmidhi bind na ko man lam yashkuri naasa lam yashkuri llah hadis boobu moom sénégalais mokkal nañu parce que gàmmkat yëpp koy wax ak conférence yeeg sëriñ yeeg ku bëgg a tagg ni rek hadis boobu ngay jàng waaw man lam yashkuri naasa lam yashkuri llah hadis bu wér la imam Tirmidhi moo ko bind na hadis bu wér la yàlla ne ku iñaanee tagg nit ñi ku iñaanee wax nit ñi jërëjëf doo wax yàlla jërëjëf ku iñaanee wax jërëjëf ki yàlla jaarale xéewalam yi ci moom doo wax yàlla jërëjëf waaw loolu rek la bëgg a teg waaw natt la yàlla da ci natte xam ne su fekkee da ngaa iñaanee wax ki ñaari junni yi nga doon wër soo ba léegi mu loo ko jot nga ñaan ko yàlla sabablu ko mu jaarale ko ci ni mu teg sa loxo nga iñaane wax waajooju jërëjëf boo weetee tam doo sant yàlla loolu la leen di wax kon yàlla ñu yàlla musal ñàkk a mën a sant borom bi tabaraka wa taala kon yàlla moom mooy càppaaculi gi lépp ci moom lay dellu moo bind moo digle yàllaa ngi wax surtout Araf
xalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. moo bind kon moo sañ a digle, moo bind moo sañ a digle. loolu mooy wax ji. yàlla moo bind, ku bind yaa moom, ku moom yaa sañ a digle, te yàlla mooy rabbul alamin. kon suñu warugar mooy lu ñu yàlla digal ñu def, lu mu ñu tere ñu bàyyi. loolu feeñ na ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saabaam yi ridwanullahi taala. waj'al min hadyi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi qissati hijratihi qudwatan lak. mu ne kaay jàngee ci dundu yonent bi rawatina keroog ba muy gàddaayee Makka di dem Medina, kaay jàngee ci fii kilaa tarafay as-suluk wal i'tiqad. te mooy da nga ci mën a jàngee lan nga war a gëm, waaye da nga ci war a jàngee lan nga war a def, parce que sa jëfin daa war a nuroog sa li nga gëm boo bañ a nekk naafiq. ta'ammal fi al-wasa'it wal asbab ash-shakliya al-maddiya allati istahdaraha wa sakharaha li najahi hijrati fi bab al-liyaqati wal adabi ma'a Allah. xoolal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu bëggee dem Medina yàlla mënoon na koo defal nam koo defaloon keroog ca rañaan nga du ko defee du laaj sax ay nit di ko topp yooyu di seet fu mu jaar yooyu, parce que duñ gis tànkam. Jibril lay yónni rek mu indi alburaax mu yéeg ci ak ku mu bëgg a àndal alburaax naa wàcc Medina mu jeex. waaye loola du règle, loola exception la woon. loola dafa amul lu ko tax a jóg. waaye yonent bi borom bi daa bëgg mu dund ni nit ñuy dundee, di doxale mbiram ni nit ñuy doxale seen mbir, ndax moom yonent la waaye ñi ko nar a wuutu duñ nekk ay yonent. kon su fekkee mbiram yépp dafa nekk miracle, ku ñëw da ngay am problème. waaw da ngay daal di am problème. moo tax yàlla da koo jàppee comme nitu ordinaire ci yenn mbir yi, muy def mu jëfandikoo xelam. su xereñul ci jëfandikoo xelam ñu nax ko, su xereñul ci jëfandikoo xelam ñu lor ko. te yonent la mën nañ ko bañ a mën a lor, wala nañ ko mën a nax. waaye du moom moo tax yëf yi jóg, ndax moom juróom benn fukki at ak ñett doom la fi war a def. te liggéey bi ñu ko sas dafay war a nekk ba muy soob yàlla mu yëkkati asamaan ak suuf, adduna tukki. te fii ba booba dañoo soxla ku mel ni moom. ndax suñ ko amul dara du sotti. waaw kon nag li ciy solution mooy ñu bàyyi ko mu mel ni ñëpp, muy defe ni ñëpp di defee, ba muy laaj ñu beral ko loxo. su boobaa ñu beral ko loxo. waaye ku ko fekkee da nga xam ne lii luñ beral loxo yent bi la, nga xam ne yow concerné wul. mu ne xoolal ni mu waajalee voyage am, dafa njëkk a wut xarit bu mu àndal ci voyage bi. mu tànn ci saaba yi ku mel ni Sidna Abubakar. mu xam ne ku mel ni Sidna Abubakar nit war naa mën a ànd ak moom di jëm fenn àgg ci jàmm, ci xelam, ci dalam, ci bëggam yonent bi sallallahu alayhi wasallam. mu wóor yonent bi ne bu dara gaaree war a jël ci seen ñaari bakkan yi benn, Sidna Abubakar dana nangu mu nekk bosam. te loolu tam la am solo la. waaw xarit bu mel noonu ànd ak moom baax na, ndax bu fekkee daje ngeen ak gàllankoor boo xam ne gàllankoor bi far su mu jël benn bakkan, ki nga àndal dana nangu mu nekk bakkanam, ndax loolu mooy tax mission bi jàll, mission bi ko indi. ndax su nangu la ñu jël bakkanam borom mission bi yam fa. moo tax mu tànn ko mu àndal, tànn Sidna Abubakar. tànn wut ñaari gileem, parce que xam naa ne dox bu nu ñoo dox bu midi daa métti. mu wut ñaari gileem yu ñu mën a war, wutal boppam, wutal Sidna Abubakar. loolu waajal ko jumtukaay bi gënoon a efficace ci tukki ci jamonoom wutoon na ko, muy ay gileem nga xam ne dañoo mën désert ñeme mar. mu door a ñëw informé Sidna Abubakar ne ko damay dem Medina, sama borom nee na naa dem, te yonent bi sama borom nee na yow lay àndal. Sidna Abubakar kontaan ci loolu. boo demee Sida Seydi Hadji Malick way na ci wayu daw yaram, ndax
Sidna Abubakar gëmuloon sax ne yonent bi dana ko tànn waxatuma yàlla digal ko waaw. keroog soxna Aïcha nee na moom jaaxle na ndax dafa gis ko kontaan di jooy parce que jooy ci ku am naqar lañ ko gënoon xame waaye kontaan ba jooy ci papam la ko gisee. mu waajal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku jub la woon te njub googu daa bëgg ku ko wuutu nga mel ci ni moom. dafa juboon ba li Makka di jaxasoo lu Quraysh yi dëng ñoom ñëpp jàppoon nañ ne ku am xaalis booy dénkaane alal joo dénkaane te bañ ko jël te kenn donc ko nangu mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy Muhammad al Amin. ñu tuddee ko al Amin ki nga xam ne lu ko waay dénk mu delloo la ko ki nga xam ne loo ko wax keneen du ko yëg keneen du ko dégg loolu bañ ko koy wax nekkugul yonent xisa bu gudd la depuis ñu tabax Kaaba ga la tàmbali. waaye Makka yëpp Quraysh yëpp d'accord ne moom du fen du wor te lu ko ay jox mu dëgg moo tax liñ doon bañ diineem ji bu dara desul loolu dénkaane seen alal moom lañ koy jox ko en tant que yonent mais dañ ko jox en tant que ku jub ci seen xalaat ñoom mooy ni tubaab yi def tey rek gis nga tubaab yi li ñuy bañ l'islam bi finance islamique ñëwee nekk solution pour crise financière bi dañ ko jël daal di amender seen réglementation yi nekk seen réew yi seen assemblée nationale daje wote ko pour ñu def finance islamique parce que ñoom soxla wu ñu dugg àjjana waaye soxla nañ àddina ju baax te xam nañ ne l'islam mën naa baaxal àdduna waaw ñoom ñu pragmatique lañ àjjana ñoom gëmuñ ko waaye gëm nañ àdduna bi te gis nañ ne finance islamique mën naa régler àdduna loolu la Quraysh def dégg keroog bi yonent bi dem dafa woo Sidna Ali ne ko kaay fanaan sama néeg tëddal sama lal ndax ñu defee ne maa ngi fi gis nga loolu tam ci stratégie bi la mi ngi jéem a ndax arab yi Quraysh pour ñu bari ñu xam ne génn mu wut ko fanaan ci lalam ne ko nag leen dong mooy sa rôle mooy bu bët setee lépp lu ñu ma dénkoon bu ñu xasee yëgle ne dem naa nga toog kenn ku ne la ma joxoon bind naa ko nga delloo déggaat yëpp door ñëw ba li muy jubóodi ko ak Quraysh gëm na ne waru lekk seen alal te amoon na possibilité dem ak alal ji waaye mu jël imaam Ali mu fanaan ci lal bi imaam Ali tam nangu ko te booba ñoom ñëpp xamoon nañ ne guddi googu Quraysh mën naa dal ci kaw yonent bi te mën nañ ko rey mais imaam Ali nangu woon naa dee ci lal yonent yàlla Muhammad ndax def li ko yonent bi sant mu fanaan loolu mooy côté pratique bi côté comportement bi waaw teewul moom xamoon na ne yàllaay aar ñëpp yàllaay defal ñëpp waaye nag dafa jàpp ne yàlla da ngay def li nga man mu defal la li nga mënut moo tax ba mu àndee ak Sidna Abubakar dugg ci xunti ma Sidna Abubakar moom xam na mission ci voyage bi xam na bu baax mission ci voyage bi mooy bu alkaday day ñëw war a alak kenn ci ñoom ñaar na nekk moom mu jàll moo tax bi mu ñëwee ci xunti mi bari ay pax te mu ragal pax yooyu ay jaan génn ci matt yoon ci Yàlla Muhammad dafa jël mbubbam di xotti di saay ba mu des benn pax mu teg fa tànkam bàyyi yonti mu tëdd léegi lu ñëw matt ko moom mu faatu buy faatu mu faatu ay yonti mu mucc waaw waaye teewul dem na en tant que nit ba càgg mu xaw a tiit lan la ko yonti wax daf ne ko yaa Ababakar maa zannuka bisnayni allahu thalithuhuma pour mu dalal ko mu ne ko Abubakar mu ne ko loo xam ci ñaar ñu andi tukki fekk yàllaay seen ñetteel Abubakar comprendre ni seen visite bi seen boy tukki bi di tukki ordinaire comprendre ne fii musiba mënu fee am dara mënu leen fee jot parce que yàlla mooy troisième personne bi te loolu la cay firnde mooy bañ duggee ci xunti ma ci saasi te Quraysh topp leen di topp seen tànk Quraysh ñu mën topp tànk la dañu xam tànk dañu ba jeexit dafa am ñu ci spécialisé wu dañu àndoon koo xam moom moo dem ba ci xunti bi mu wër mu ne leen ñi ngeen doon topp moom génnuñu fii parce que benn tànk génn fii xunti bi rek fi nekk mais bi ñëwee ci xunti bi gis jargoñ lënd buntu xint bi jargoñ nit mënuloo dugg ci buntu boo xam ne jargoñ dafa nekk te bu mu jargoñ tànk mais am piccax mu petax mu ñëw tagg ci wetu jargoñ bi ñu ne non de façon
gëm nañ li nga wax xëy na nee nga repassé wuñ fi mais fii moom nekkuñ fi puisque munu xel nanguwul ñu dugg ci xunt bi jar te buumu jar ba ñuy daggul waxuma la pétax mi tàggam mi nenam yi dara laal kon fii moom dugg fi si naa bakkat ne bi ñuy wax loolu mi ngi leen dégg nee na bi ñuy wax loolu kenn ku ñoom ku sëggoon rek seen ñu waaye yàlla da leen mënuñoo sëgg loolu mooy côté aqida bi côté aqida bi mooy gëm ne comme yàlla jox na leen digal ñu dem Medina danañ dem Medina waaye côté sulóob bi côté comportement bi mooy ñuy nëbbutu ñu dugg ci xunt mën nañoo continuer si désert bi rek ne yàlla duñu dab kenn duñu mën a dab waaye xam nañ ne loolu nitewul loolu du lu ordinaire loolu miracle la dox ci désert bi mu ne fang amul doj amul dara te kenn du la gis loolu miracle la ba doon te moom warul liggéey ci miracle dafa war a liggéey ci ordinaire lu ordinaire moo tax mu bu nëbbu jotee day nëbbutu waaye ka xoree si gemboon mu dab ko mooy rukaanata wala rukaana non du rukaana mooy waaw suraqata bu may suraq rukaana moo doon bëreeg moom la si Lamin waxoon ne moo tax làmb dagal suraqa bi dafa bëri woon doole mën a kii xoree si fay ko pour mu dab yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dem ba seen yonent bi désert bi mu dem ba seen yonent bi nar leen a dab yonent bi amul beneen solution boobu mënuñoo daw moo leen ëpp doole amul pexe léegi dafa laaj nag exception mu ne yàlla waxal ci waaj yàlla ne suuf wan ko ba mu des tuuti mu ne bàyyi leen ma wax leen ma bàyyi waxal sa waaj waxal suuf moo bàyyi parce que ñoom dooful xam ne ni ki mu topp du ko war a teel wax ko mu bàyyi ma ñibbi wax ko mu bàyyi yonent bi ne suuf bàyyi ko mu dem ba bëgg a delluwaat xalaat millions yi nga ko waxoon mu ne waaye kii dañoo sóob rek xaaral fi ma jaaroon naa mbax rek daal di départ topp yonent bi ba jegewaat ko yonent bi ne suuf wan ko mu wan ko cette fois ci ne mu xam ne affaire bi du hasard mu door a négocier ak yonent bi dem ñibbi loolu pista boobu li muy kat moo firi xikma bi ñu doon jàng bi ñuy jàng booba de xikma bi ñu doon jàng booba ba léegi mooy doomu aadama bi day def li ko war door a séntu ci yàlla mu defal ko li mënu loolu rek mooy wax ci boo fi bàyyee li nga man yàlla du la defal mukk li nga mën mukk doo ko def donc loolu mooy tawxiid mooy nga xam ne yàlla moo mën lépp moo sañ lépp moo xam lépp waaye nag daf maa digal ma def naa def li ma digal ba pare door moo tax nekk fii di wax naan yàlla bu ko neexoon mu jubal ñoo kon lu tax lu kii loolu du wax bu ko neexoon mu jubal ñu du wax na ko fu nekk waaye nee na la jubal rek jéem a la jub moo gën a wóor loolu lu am solo la ñu bàyyi ko xel bu baax a baax su ko defee duñu am benn jafe-jafe ndax dañu comprendre lan moo tax ñu war a kër yi comme ñëpp ba pare c'est gëm borom bi tabaraka wa taala bind lu bëri bëri ay misaal yu bëri joxe na ko fi waaye misaal yooyu yëpp li muy bëgg a wax mooy li mu doon wax léegi rek te tënk ko ci xikma boobu mooy wane ne borom bi tabaraka wa taala dangaa war a gëm ne ni mu mel kenn melu ko lim xam kenn xamu ko lim man kenn mënu ko su ko defee nag li ci des nag nga def li nga mën bindu keroog bi tuddoon naa fi ñaari masala ñu doon ci warante tuuti mu amoon problème benn bi moo doon mbirum tawassul beneen bi mooy mbirum giñ ci ku dul yàlla defaat naa ci gëstu am na ci li ma ci am malheureusement dama ñëw ba fi iPad bi sama crédit bi Sonatel sàcc ko donc mënuma connecté mais indi woon naa texte benn fatwa boo xam ne benn saoudien moo ko def te xam nga saoudien ñoo gën a tar ci wàllu boobu benn sëriñ bu nekk Arabie Saoudite bu jox Abdul Aziz al Safiri wala Nafiri mi ngi ci bi dañ ko laaj ne ko ndax giñ ci loolu yàlla shirku la wala dafa xaraam ñu ne ko ndax giñ ci leneen lu dul yàlla bokkaale la wala dafa xaraam loolu mooy laaj mooy li ma doon wax keroog fii mu ne giñ ci leneen lu dul yàlla bakkaar la waaye nag
du bakkaat ci ki nga xam ne bi muy giñ daf ko giñ nii rek jox ko importance comme sama bakkanu doom sama sëriñ sama nangam waaye gëm du pas-pas bu mu am ne ki muy giñam dafa am daraja bu mu am su boobaa sax du nekk bakkaat waaye mu ne nag même bi nga xam ne borom da koo giñ te du lu woyof ni ci gëm yi sax su boobaa lu xaraam lay doon mais du nekk shirk kenn du nekk shirk parce que yonent bi giñ na ci lu dul yàlla saaba yi daan nañ giñ ci lu dul yàlla yoo xam ne texte yi foofu wax na fi ñaari texte yoo xam ne benn bi yonent bi dafa waa jooju jóge woon Yaman te ñëwoon ci yonent bi ne ko mu wax ko lan la ko diina teg yonent bi ne ko na nga julli juróom ci seen waxtu mu ne waaw mu ne ko na nga génne asak soo amee alal mu ne waaw mu ne ko na nga dem makk soo amee alal mu ne waaw wax ko julli fonk yi juróom ba mu pare mu ne ko waa ji ne ko est-ce que su ma yemee fii am naa sañ naa yem foofu du ma ci teg dara yonent bi ne ko sañ nga ko mu giñ ci yàlla ne du ci teg dara yonent bi giñ ne ko bi abik qad aflaha bi abi wa abi qad aflaha wa abihi in sadaq yonent bi ne waa ji giñ naa ci baayam ne bu waxee dëgg texe na ñu ne kon yonent bi giñ na ci abu ci bàyyi waajur parce que bi abi xasam la giñ ki ak beneen riwaay boo xam ne moo tam la même chose la saaba yi itam joxe na fa ay misaal ne daanañ giñ ci lu dul yàlla waaye am na texte yu bëree bëri yu ñëw nag yoo xam ne yu wér la ñoom tam yu aaye giñ ci leneen lu dul yàlla kon mooy li ma waxoon keroog giñ ci yeneen leneen lu dul yàlla dafa xaraam parce que yàlla da ko aaye waaye nag du shirk parce que moom indi na xadis bi ngeen waxoon keroog te mooy man xaalifa bi gayri lay faqat kafara wala faqat ashraka moom cheikh boobu dafa ne xadis bi dafa am xaraaba bu ci nekk dafa am xaraab bu ci nekk yeneen ulama yi ne yonent bi lim ci jublu rek mooy garaawal mbiñ waaye du bokkaale loolu mooy li ma ci gëstu donc pour comme fii daara la ku fi wax da nga war a wax lu leer léegi nag mu des nag kenn ku nekk da la nga ci gëm ak la nga ci mën a jëfe koo xam ne xas nga gëm ne ku wax ku giñ ci ku dul yàlla da ngaa bokkaale nga fexe ba bàyyi ko rek bu ko defee ñun ñi nga xam ne dañoo gëm ne ku ko def nga lu xaraam ñun tam nañ ko bàyyi nag parce que def lu xaraam itam baaxul waaye def lu xaraam ak bokkaale bokkuñu ndax ki def lu xaraam mën nañ ko baal bàkkaaram te du ko tuub te ku bokkaale foog mu tuub ko wala mu dem sa wax loolu moo tax bala ngay wax nit ki da ngaa bokkaale da foog nga seetlu ko bu baax a baax loolu yépp nag werante ay borom xam-xam la rek li muy tekki rek mooy dañu gën a war a yaatu dënn ci masale fiq yi gën cee yaatu dënn bu baax a baax gën cee yaatu dënn bu baax a baax du tee ne lañ ci gëm ñu gëm ko di ko jëfe tawasul bi moom dama ci waxoon keroog du ma ko ci dellooti tawasul moom wér na ci borom xam-xam yu bëri mën nga wax ni sax ñi ëpp ci borom xam yi dañoo jàpp ne nit mën naa def tawasul ci yonent yi mën naa def tawasul ci nit ñu baax loolu moom waaw ñëpp ci borom xam loolu la ñu wax am na nag ñoo xam ne dañoo aaye ko def tawasul ci yonent bi surtout bu génnee àdduna waaw loolu itam ay julli ñoom itam ay julli lañ yoo xam ne loolu lañ gëm donc voilà léegi noonu loolu mooy l'islam noonu la ma sa mel aussi noonu la ma sa mel l'islam dafa bëri ay déggin déggin yi nag bépp déggin boo xam ne yàlla rek a tax borom dégg ko déggin boobu nit mën na caa jaamu yàlla waaw salaamaaleykum waaw xam nga xikma bi moo dafa am lu bees xikma bi lu bees amu ci lu bees ci amu ci mën nañ mais nag mën nañ ubbi buntu waxtaan ci ak masala yi ñu fi wax yëpp. aleykum salaam wa rahmatulah. daanaka mën naa wax ne dafa